ajjuma fukki fan ak juróom-ñett siiw rek ci gàmmu atum ju nekk ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett sa gàddaay ga mbokk yi dal leen ak jàmm si xibaari njoloor gi li ci gën a fës Pape Bouba Diop tey la néewam di ñëw fii si réewum Sénégal ginnaaw bu mu génn àdduna fa fi sa tugal tawat ju yàgg ju ko tëraloon dinañ ko jébbal boromam fi nga xamante ni bii moo di Tëngéej sa diwaanu Tëngéej ñu ko fay xaar ngir daal koy delloo njukkal waaye tamit delloo njukkal ga di nga koy xaaree foofee sa aéroport international Blaise Diagne njiitu réew mi président Macky Sall mooy jiite boobu la cérémonie dinañ ci ànd ak njëlbeenu xibaar yi suñu ndaw yi ñu fa nekkal ki nga xamante ne bii moo di Alaaji Malick Thiandoum mu nga ànd ak Seydina Mbaye dinañu wax nag ci campagne am njaayum gerte mi si réewum Sénégal campagne bi nag jamono ji ni nga xam ne noonu lay doxee nekk na loo xam ne waa Sonacos ñu ne ñu ngi koy rafetlu ndaxte jamono ji amagul nañu toll si 2,000 tonnes gerte goo xam ne jënd nañ ko nag waaye dafa mel ni doxin wa xaw naa bopp ki nga xamante ne bii moo yor jokkaloo ba foofee sa diwaan ba di ki nga xam ne moo di Babacar Ndiaye moom ak Ousmane Ndiaye bu directeur bu Asprodep ñoom ñoo nekkoon ganuk Alassane Samba Diop si matinalu i rajo kuréel gi nga xam ne moo ëmb way ba ñiy liggéey si four yi di boulanger yi si réewum Sénégal nag ñoom dañuy artu ne jox nañu ñi nga xam ne ñoo di nguur gi ñetti fan ngir ñu saafara jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñu am si njëgum mburu mi ndax fanweer yooyu ñu koy jaay ñu ne nekkul loo xam ne baax na si ñoom lu ko may nag dinañu yegg si banque bu loxo di artu goo xam ne ñu ngi koy artu nguur gi dinañu jeexalee bii la jotaay ak yenn kay li ñu xëy fësal tey dëppook ajuma dëppook ajuma ñeenti fan si weeru décembre atum 2020 dinañ ci ànd ak Baba Ndiaye mu yaatal ko mbokk yi lii mooy li nga xam ne moo gën a fës ci xibaar yi yaatal gi nees ajuma fanweeri fan ak benn si weeru mai atum 2002 mu taxoon Sénégal gagné ñi nga xam ne ñoo di waa France si coupe du monde 2002 ajuma tey ñeenti fan si weeru décembre muy jóge France del si réewum Sénégal Pape Bouba Diop dëddu na tey jii lañ koy jébbal suñu borom moom nag ñu ngi koy xaar ci aéroport international Blaise Diagne ci ab bëccëg boo xam ne dañ koy delloo njukkal bu baax a baax ki nga xam ne moo di njiiti réew mi sax moom mooy jiite lu ni mel foofu sa aéroport international Blaise Diagne ñu fekk fa suñu ndaw ya ñu xoolal mbir ya fa mu toll Malick Thiandoum ak Seydina Malick mën nañoo xam dëgg mbiree jamono ji fan la toll. waaw jërëjëf Cheikh Sall jamono bi may wax ak yow ñu ngi fii ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass ngeen gis ci suma ginnaaw ñi nga xam ni ñoo di waa l'armée bi ngeen di dégg yi tamit musique principale des forces armées ñu ngi fii ci pavillon présidentiel bi nga xam ne fii la ñu war a indi néewu Pape Bouba Diop ci information yi nga xam ne moom la ñu mujjee jot également moo di ne avion bi dina am tuuti retard parce que ñu ngi ko doon xaar 15 heures mais finalement aux environs de 16 heures ci la avion bi di atterrir mu nekk nag bés bu nga xamante ni nii bu fekkee ni néew bi ñëw na kii di président de la république son excellence Macky Sall dina yëkkati Pape Bouba Diop ci li nga xam ni moom la ñu tuddee ordre national du mérite à titre posthume pour service rendu à la nation maanaam dinañ ko tappal raaya goo nga xamante ni dañu koy delloo njukkal ci ñaqam bi nga xam ni def na ko ci réew mi rawatina ci équipe nationale ajjuma fanweeri fan ak benn ci weeru mai atum 2002 ci la Pape Bouba Diop defoon jaloore ju rëy jooju Sénégal gale France ñëpp ànd ak mbégte tey jii di ajjuma ci lay ñëw fii nga xam ni moo di aéroport international Blaise Diagne bu nekk beneen ajjuma bu nga xam ne ajjuma tiis ak naqar lay doon ñu fàttali leen ni Pape Bouba Diop mooy ki njëkk a dugal but ci équipe nationale de football bu Sénégal ci phase finale coupe du monde Pape Bouba Diop moom mooy joueur bi ëpp lu mu dugal but ci phase finale coupe du monde ci équipe nationale ñetti but la dugal sol na juróom-benn fukk ak ñetti yoon li nga xam ni moo di maillot équipe nationale dugal na fukki but ak benn kooku tey moom la ñuy delloo njukkal bu ñu ci paree nag ñi nga xam ni waa génération 2002 dinañ fi teew njabootam dinañ fi teew famille sport dinañ fi teew famille football dinañ fi teew 12e gaynde dinañ fi teew bu président defee discours am ba pare nag ci la ñuy gunge Pape Bouba Diop yóbbu ko Tëngéej ci ay bokkam suba ci 11h lañ ko war a jébal yàlla suñu borom. jaajëfal ko Malick Thiandoum ni nga xamante ni bii dellusiwaat na nu mu gën a yaatoo dinañu ànd ak moom sax si édition spéciale bi nga xam ne moom la ñu jagleel way dëddu boobee di Pape Bouba Diop ndokkeel yi nga xam ne war nañ ko ndokkeel ak réewum Sénégal delloo njukkal gu mujj gi nga xam ne dañ ko koy delloo njukkal rédaction bu ITV tamit di ko delloo njukkal ki nga xamante ni bii moo génn àdduna moom Pape Bouba Diop delloo njukkal goo xam ne dund la bu am njëriñ lool si réewum Sénégal waaye amal njëriñ li nga xamante ni bii moo di askan wi ñu ànd ceeg Mouhamed Kandji.
ndaanaan bu deewee jëf ji du niil ndax nettali ba ginnaaw bu mu faatoo dimanche bi ñu génn ca France ci lii di maladie bu Charcot, Pape Bouba Diop àdduna bépp a ngi koy jooy. mu nekk ku siiw lool bind turam ci taarixu football Sénégal ginnaaw bu mu dugalee but ci coupe du monde bu 2002 ci bi ñuy janoo ak France. lii di maladie bu Charcot moo ko yóbbu di feebar boo xam ni day jàpp neurones yi wàcc ci yax yi ba yóbbu ko ci paralysie. tey ji Sénégal yépp ñoo paralysé ci moment boo xamante ni mu ngi ci vol bu mu jëm ngir ñibbisi Sénégal ginnaaw ay at yu mu def foofee ca France. Pape Bouba Diop nekkul rek koo xamante ni dafa bind turam ci taarix bu Sénégal ndax li mu dugal but bu njëkk ci phase finale bu coupe du monde li mu def ëpp na loolu moom doomi Rufisque boobu moom moo tax ni ñu doon jàppee tubaab yi que ni ñoom ñoo ñu nootoon mu jeexal ko ba ci biir terrain bi. dinañu jafe lool ñu dikkaat ci carrière bi nga xamante ni def na ko moom doomi Dëngéej boobu jaar ci Jaraaf bu Dakar ba doon li mu doon tey jii xanaa rek dañuy wax yenn ci ay qualité yoo xamante ni amoon na ko muy ku sérieux lool bu duggee ci terrain bi ànd ci ak yar ak fulla ju mat sëkk ci ñi muy dajeel waaye itam ñu mu bokkal équipe bi waaye itam saa su ne muy bëgg di am ndam ci li muy def mu faatu te tàggoowul. waaye nag li ñu mën mooy tey Sénégal yépp ak àdduna tàllal seeni loxo yàlla ngir ñaanal ko fee mu jëm gënal ko fi mu jóge. Et les hommes tranquilles s'endorment, le lion est mort ce soir. Oh, il jaajëfal ko Mouhamed Kandji ñaan yi di wéy ñuy ñaanal keneen tey bis ni ki tey ndaxte ñaari at ginnaaw bi mu dëddoo moom tamit nekkoon gaynde si wàllu bi mu nekkoon di wàllum taskatum xibaar Sidy Lamine Niass ñeenti fan si weeru décembre atum 2018 la génnoon àdduna tey jii di ñeenti fan si weeru décembre atum 2020 ñaari at ginnaaw bi nga xamante ni bi góor ga làqu na moom mi nga xam ne moo samp këru tasu xibaar googu nga xam ne moo di groupe Walfadjri média di delloo njaal ay mbokkam di dellu di ko ñaanal suñu borom xare ko si àjjana yi gën a kawe ñu wax si leen di tolluwaayu mbasum coronavirus si réewum Sénégal ginnaaw xayma bis bi nga xam ne def nañu ko si junni ak juróom fukk ak ñeenti test yoo xam ne def nañu ko juróom-ñetti fukk ñoo si am yees mbasum coronavirus fanweer ak ñett ñoo ñi nga xamante ne bi xam nañ ñi leen wàlla amul koo ko jëlee biti réew ñeent fukk ak juróom-ñaar ñoo xamante ne bi xamuñu fuñ ko jëlee fukk ñoo xam ne wér nañ ci bis ni ko day di ay jarak juróom-ñaar ñoo xamante ne bi jàngoro ji lottal na leen ak kenn koo xam ne jàngoro ji faat na ko ni ki démb kon ñi nga xamante ne bi jamono ji ñoo nekk si loxo yi fajkat yi ñu ngi toll si ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñett ñoo xam ne mbasum coronavirus moo leen tëral ñu wax si lu jëm si njaayum gerte mi campagne boobee nga xam ne jamono ji ñu ngi koy doxal bu baax a baax waa Sonacos ne ñu ne ñoom it dugg nañ ci biir bu baax jëndagu nañu toll si sax ñaari junni tonnu gerte yoo xam ne commencé nañ ko dajale di kàddu yi ki nga xam ne mooy jokkaloo si kërug defar diwlin geek liggéey gerte googu nga xam ne ñoom ñoo koy def si réewum Sénégal Babacar Ndiaye lay wuyoo waaye li moo xam le moo di nag jamono ji ni muy doxee dafa mel ni xaw na yéex tuuti ñu teewlu ay kàddoom si micro Babacar Fall. Sonacos mu ngi koy dund ci anam yu xaw a jafe xanam yu xaw a métti parce que nag xam nga dafa am lu ñu daloon daaw mooy que ne daaw Sonacos dafa waajaloon campagne bi ak koom xaalis boo xam ni mobilisé na ko mu tolloon ci lu toll ci 30 milliards ñu dugg ci campagne mu am jafe-jafe pour ñu am gerte ba nga xam ni daaw li ñu dajale ci gerte matul sax 30 000 tonnes. ren également Sonacos mobilisé na xaalis boo xam ne boo ko saytoo ca cappaandaw ga war na toll ci 60 ba 65 milliards xam nga loolu am na solo pour dugg ci campagne wante li ñu gis mooy que ni prix bi nga xam ni moom la état bi fixé officiellement te mu nekk loo xam tamit lu am solo la parce que jëlee nañ ko ci 210 yóbbu ko ci 250 waaye teewul la xewoon daaw mu ngi nekkaat également di xew ren ci campagne bi mooy que ne ñu ngi jënde gerte gi 300 350 wala jàpp lu ko ëpp loolu nag su fekkee ne dafa wéy du doon loo xam ne lu baax lay doon pour Sonacos te jàpp nañ ne également du doon lu baax pour filière bi en général puisque Sonacos dafa am ay salariés yu mu war a fay Sonacos dafa am ay saisonniers yu muy recruter Sonacos dafa am ay charges yoo xam ne daf ko war a assumer alors moo tax nag ñu jàpp ne kilifa yi tutelle bi notamment daañu indi ay juyanti. wala béy di wéy mbuus.
si wàllum gerte googu sax balaa béy di wéy mbuus càllawle gi nga xam ne moo ci war a am dëgg dafa mel ni fa la gumba di dogee bu ñu sukkandikoo si directeur général bu ASPRODEP li mu bëgg moo di càllawle gi daal di wéy ba ñi nga xam ne ñoo yëngu si gerte gi yëpp mën cee gis seen bopp. Ousmane Ndiaye léew yow moom lu mu bëgg moo di ñooñu nga xam ne càllawle gi ñoo ko war a doxee ñu daal di jàppale bu baax nguur gi bu ko defee tamit gerte gi ñi ciy béy ak ñi koy yëngu yëpp mën cee gis seen bopp. Ousmane Ndiaye ñu teew lay kàddoom ba léegi si micro Babacar Fall. bu ñu waxee mbiru intermédiaire c'est qu'il faut ñu leeral ne filière bi ñaari nit ñoo ko seq baykat bi ak ki nga xam ne mooy jënd li baykat bi bay pour soppi ko pour dem jaayi ko baykat yi nag macha allah dañoo takku te dañoo tasaaroo ci réew mi donc pour dajale gerte gi il faut mu am benn nit bi nga xam ne ou bien benn organisation bi nga xam ne moom mooy toog baykat yi ñëw mu jënd seen gerte pour yóbbu ko ci usine bi ba yóbbu ko ci exportateur loolu nag ay la yoon am na ay nit ak ay organisation yoo xam ne ñi ngi koy def te ñu ngi koy def ci anam yu baax maintenant nag loo gis lu baax dina am ñu ca tafu te la ñu war a def duñ ko def loolu moom moo indi coowu intermédiaire yi donc am na ci nit ñoo xam ne au lieu ñu dem dajale gerte gi yóbbu au lieu que buñ leen ne yóbbu leen gerte ci baykat yi pour jox leen ko jiw duñ ko def ou bien ñu ne amee nañ engrais te duñ ko yóbbu donc ñooñu daanaka ñoom ñoo indi coow li mais nag dañu war a leeral ne liggéeyu intermédiaire lu am maanaa la am na ñu koy def ay la yoon ci nu anam yu baax mais am na ci ñu ca tafu ñoo xam ne bon dëgg-dëgg la ñu war a def defuñu ko. Ousmane Ndiaye moom ak Babacar Ndiaye mi ko jiitu woon ñoo nekkoon ganuk Alassane Samba Diop si matinal bu rajo ñu doon wax si jëm si njaayum gerte mi ñu des si mbay mi ak li nga xamante ne bii moo ko war a mën a jëmal kanam li nga xam ne moo di ab projet bu taxaw ngir wàllu wooyu di wuyoo si turu dundal suuf la ñuy doxal nag si bët gànnaaru réew mi ñi nga xam ne ñoo koy taxawu jamono ji ñu ne li ñu bëgg sax moo di ginnaaw bi nga xamante ni bii xayma nañ ko ba xool ne loolee mën naa amal njëriñ ci ñi nga xam ne ñoo di baykat yi ndaxte dañ koy boole xarlu yes yi ñu gën ko wasaare nag ba li nga xam ne mooy jógee si moom la mbay maanaam li ñuy góob nekk loo xam ne dina gën a bëri Seer Sarr mooy président bu Feed the Future muy góogale ko nga xam ne ñooy taxawu lu ni mel ñu teewlu ay kàddoom si micro Seydou Diatta. ñoo ñëwoon fii pour mettre en place benn plateforme benn cadre de réflexion boo xam ni day li mu soxla mooy di xalaat di joxe ay recommandations ci lu jëm ci wàllum dundal suuf maanaam fertilisation des sols. donc tey acteurs yëpp ñu ngi fi woon waxtaan nañ ci lu yaatu ci jafe-jafe yi nga xam ne am nañ ko ci secteur des engrais waxtaan nañ ci jafe-jafe yi nga xam ne béykat yi am nañ ko ci wàllum fertilisation des sols. projet bi tudd Feed the Future Sénégal dundal suuf daanaka lépp xam-xam boo xam ni recherche attesté na ko nangu na ko te muy suqali fertilisation suuf moom da ciy teg loxoom. dafa am ñaar yoo xam ni moom lañ commencé di wan béykat yi benn bi moom mooy li ñuy wax placement profond de l'urée bi ki topp moom la ñuy wax microdose maanaam jëfandikoo. lu tuuti lu néew ci engrais ba pare mën ci am ay rendement yu mag ñu ngi koy def ci céréales yi mooy lu ci mel ni dugub lu ci mel ni mboq lu ci mel ni sorgho ceeb waaye li ci am solo ci loolu mooy wàññi li nga xam ne moom ngay jëfandikoo ci engrais bu baax ba pare yokk rendement yi nga xam ne moom nga daan am. bi ñu wëree tool yi am nañ ci contenté bu baax am nañ ci satisfaction bu rëy ak suñu partenaires yi ndaxte gis nañ ni bu dee ceeb bi la fi nga xam ne def nañ fa PPU bi ak fi ñu ko deful daanaka du nekk benn microdose bi fi ñu ko def ci mboq mi ak ci sorgho bi gis nañ ni bi ñu def microdose bi ak bi ñu def pratique paysanne bi nuróowul donc suñu xel dal na producteurs yi ñuy waxal yëpp nangu nañ ne que gis nañ ci ay avantages yu bare ki jëfandikoo bi nga xam ni ñi ngi koy jëfandikoo technologie yi ñu leen andil jox nañ ay recommandations yoo xam ni dañ ko jébbal bu soobee yàlla ministère de l'agriculture comme ça mu mën ko doxal pour gën a ñoŋal utilisation engrais ak fertilisation des sols fii ci Sénégal. ñoo taxawoo ngir projet bu ñu duppee bay dundee dundal suuf lépp lu ñuy dundee si réewum Sénégal di mburu nag ñi nga xam ne ñoo koy lakk si réew mi bu ñu sañoon njëg la jóge si fanweer daal di dem si njëg lu ko gën a seer ndaxte li nga xam ne moom la ñu gis moo di lii muy jar moom dundalu leen loolu waral nag ñuy aatu nee nañ nguur gi jox nañ ko ñetti fan yoo xam ne dina saafara seen jafe-jafe yooyu lu ko mooy dinañu bank seen ñoxo Baba Gassama mooy ki nga xam ne moo yor mbandaarum koppar ma foofee si kuréel gi ëmb yooyu la boulanger si réewum Sénégal ñu teew lay kàddoom si micro Mamadou Lamine Fati. góor gi ñetti fan lañ ko jox
pour mu régler problème bi ndax problème bi dañ koo tegal ci taabal ji ba mu gis ni njëgu mburu bi li mu war a jar léegi bi mu gisee ni mburu mi li mu war a jar lii la mu teg ci tànkam léegi nag fi mu ne liñ soxla mooy mu jox nu prix boobu wala boog dañuy taxaw te taxaw bi ñu taxaw duñ ko wutal limite taxaw bi ñu taxaw duñ ko wutal limite sudul jot nañ njëgu mburu mi parce que mënatuñoo dem ma ne àpp bi ñetti fan la bu fekkee nguur gi deful li ñu wax man ak gars yi ma àndal 14 régions Sénégal yëpp def nañ ko xam nañ boulangerie lan lañ capable ak luñ capable ñetti fan yi daal bu fekkee réglé wul problème bi loolu gis na ma ne bu laajee gerew dinañ ko def bu laajee mars ak suñuy ànd ak suñu famille ak suñuy liggéeykat dinañ ko def parce que duñ nekk ci réew mi du torox jafe-jafe ji réellement mën nañ ni diggante përe fëriñ la ak përe mburu parce que dañoo tëju ci seenum nekk xamuñ ci ñu mburu dara tagg seen përe boo nga xam ne teguñu ko fenn parce que mburu mi ñoom bi ñu defee seen calcul toog ak boulanger yi xam nañ ni ñoom ci lañ gis seen bopp te gis boo nga xam ni jël nañ 50 boulangeries Dakar séddale ko ci 4 départements yi jël boulangerie yu bokkul niveau yebal fa seeni agent bi ñu xoolee gis nañ ni gramme mburu bi 0,95 la war a doon boo ko multiplier baguette 190 grammes bi la lay jox 181 ñi gis ko ba pare ñu waxtaan ba juboo pour wax la ni ñii du nit yu kàddu waxtaan ba juboo ak directeur de commerce bañ yaakaar ne bu ñu yeggee ci ministre bi rek dañuy ñëw jàllale mu jàll ñu ñëw ba ci moom mu xool génn wuyu téléphone ñëwaat ni doon envoyé nañ ko fii ak 15 jours mais bi mu ko waxee ba pare leen rek lañ ci kontaan mooy un mois directeur de commerce nee na ko madame la ministre xoolaatal li ngay wax lii ñu def 2 mois fii ak 15 jours buñ fi ñëwee mënuñu la fi indi leneen lii mooy problème. am na juróom-ñetti aéroport yu yees yoo xam ne ñu ngi koy tabax si régions yi nekk si biir réew mi loolee phase bu njëkk bi la beneen phase bi nga xam ne mooy ñaareel bi sax am na yeneen juróom-ñett buñ sukkandikoo si comité bi nga xamante ne bii di ak kuréel goo xam ne ñooy taxawu mbooleem liggéey yi ak naal yi nga xam ne nguur gi naal na ko si wàllum tabax ak liggéey ñoom nag dañu doon amal ab ndaje si makkaanam njëriñ wàllum tourisme ak dim gi dikk gi jaare ko si jaww ji ki nga xamante ne bii mooy secrétaire général boobule ministère mu ngi wuyoo si turu Mathioko Bassène ñu teewlu ay kàddoom si micro Babacar Seck say leeral. ci ndaje bi nag tey ñu ci waxtaanee programme de reconstruction ci ñaari volet bu njëkk bi ñu dénk ko benn entreprise bu ñuy wax Transcom bu soxe ko fële ci République tchèque te financement bi 85% yi tamit banque yi nekk foofu ñoo ko andi 15% yi nga xam ne moom la état du Sénégal andi ci volet ñaareel bi mu concerné 8 autres aéroports cité naa ko sànq muy Kolda Podor Bakel Simenty Linguère Ziguinchor ak Kaolack bi nga xam ne armée de terre jël na ko récemment mu des 7 yi nga xam ne boobu tamit dañ ko dafa bokk ci programme boobu programme yooyu nag soo xoolee li leen sëmb yëpp mooy développement hub aérien bi maanaam ci hub aérien bi nga xam ne moo nekk ci biir PSE programme Sénégal plan Sénégal émergent infrastructure yooyu dafa ñëw pour compléter rek aéroport Blaise Diagne bi nga xam ne lancé nañ ko ak compagnie nationale bi nga xam ne mooy desservir donc boo ci boolee infrastructure yooyu donc réew mi yëpp daal maanaam dañuy suqali koom-koomam pour xool évolution bi donc pour l'instant am nañ daal satisfaction ci travaux yi c'est vrai que mbas mi ñëwoon na xaw na yéexal yenn kii mais globalement daal am nañ ci satisfaction ñu ngi koy dérouler normalement. wuute gu feccantikoo si sàttum ndey réew mi ñu koy wax si nasaraan exception d'inconstitutionnalité nekkoon na nag si yokk waxtaan wi nga xam ne kër gi nga ñiy saytu sàttum ndey réew mi ak ñi nga xam te ne bi ñoo di bërëbu attekaay bu mag bi si réew mi di Cour suprême ñu ngi ko doon waxtaanee mel ni nag loolee dañ ko umpale ñu bëri si waa réew mi warloon ñu siy waxtaan loolee di ab lël bu njëkk boo xamante ne bi ayu bés lañ koy amal bés bu njëkk bi fekke woon na ko Boubacar Dia. jaaree ko ci ay procédure li nga xam ni moo di exception d'inconstitutionnalité askan wi mën nañ koo jëfandikoo ngir weddi àtte bu ñu teg seen kaw buñ ko xoolee daal lii di exception d'inconstitutionnalité askan wi ko tax a jóg. exception d'inconstitutionnalité mooy maanaam li muy jur mooy soo ñëwee ci tribunal ñu lay àtte
am nga sañ-sañu ni écoute loi bi nga xam ne bi moom lañ tëral nii moom lañ may daanee man loi boobu maanaam dëppoowul ak constitution dafa safaanoo ak constitution et donc comme dafa safaanoo constitution bi amuloo sañ-sañu teg ma ko man. bi ñu sàkkee conseil constitutionnel atum 1992 ba léegi nag lii di exception d'inconstitutionnalité liñ ko jëfandikoo buñ ko xaymaa du weesu fukki yoon. su ma yemoon ni la wax dëgg yàlla li ñu koy jëriñoo bëriwul mais jotaay yu mel ni dinañu gën a yee ci ni bu ñu demee ci kanam tribunaux yi di layoo am nañu sañ-sañu utiliser benn galgal boo xam ne bi mu ngi tudd exception d'inconstitutionnalité. liñ koy ñàkk jëfandikoo nag tax waa conseil constitutionnel lëkkaloo ak ñii di waa baro bu Dakar jóg ngir xamal askan wi naka noonu ñi leen di layool lan mooy exception d'inconstitutionnalité ngir daal ñëpp xam ko te jëfandikoo ko saa buñ ko waree def. Boubacar Dieng di ko jaajëfal ñu xamale ne nag kenn koo xam ne day dund ak way laag waaye teew ko muy def ay bëgg-bëggam di yëngu ni mu ko bëggee mandeer bi ñang lay wuyoo mu ngi toll si fanweeri at ak ñett jamono ji sax li mbébétam moo di taxawal bërëb liggéeykaay boo xam ne mbooleem kuy dund ak dund ak jàngoro ji nga xam ne wala bon laago di nga mën a gis sa bopp si boobule liggéey si boobule këru liggéeyukaay gi mu bëgg a taxawal loolee muy mbébétam te mooy géntam bu sañoon nag kilifa yëpp jàppale ko si ñu ànd ak nataal boobee ak Mamadou Lamine Fati. fanweeri at ak ñett am soxna Mader bi ña di benn ndaw di liggéeye ci benn entreprise bu nekk ci gox gile naam sax moom mu ngi dund ak laago waaye fexe na ba jeexal jàngam ca l'école yu gën a mag. maa ngi def sama cycle primaire benn village bu ñuy waxee Ronk fa laa amee sama entrée en sixième après ma ñëw Géejawaay ñëw def fi sama cycle secondaire cycle moyen ci Joseph Correa après dem lycée Limamoulaye am fa sama baccalauréat. après soog a dem université Cheikh Anta Diop fa la amee sama master de anesthésique après ci la soog a dugg ci monde du professionnel dem ci beneen institution financière bëgguma waxtu di jóge fa demaat ci beneen institution financière fu ma nekk nii. naam sax jàngam jeex na waaye moom dund na ci ay jafe-jafe yu métti. métti la def cursusu personne buy vivant un handicap parce que métti na te Sénégal en quelque sorte. du ñu jël lépp li nga xam ne dafa war pour que xale bi nga xam ne que dafa am handicap mën a accéder ci yenn milieux yi wala tamit am yenn jumtukaay yi metti na loolu la defoon mais tamit alhamdulilah ba surmonté nañu montagne yooyu. premier jafe-jafe mooy problème accessibilité parce que accessibilité boobu noonu tey jii xale bi mën naa ne su mënul accéder foofu noonu ñuy joxe jumtukaay ci jàngaleeg yëpp mën naa ne du mën a di jariñu ci yéen suñu waxee inclusion nekkul ni dañu war a ber xale yi yor handicap ñii ne déedéet fale commencé mais dañu fexe ba fu ñëpp di jàngee ñu fexe di ci sóoraale xale bi yore handicap ñu fexe ba ñu réfectionné local yi du pare di leen tenir en charge. tey jile moom bëgg-bëggam rek mooy mu taxawal benn kuréel bi nga xam ne dina jàppale nit yi nga xam ne ñooy dund ak laago. sama projet bu gën a fu bari na ci suba def samay création sama entreprise bopp loolu yaakaar naa suba mooy li nga xam ni. bëgg naa ci entreprise bi nga xam ne day nekk entreprise bu inclusif ba nga xam ne foofu noonu privé bi ñuy exiger ñu jël 5% de leur personnel des situations de handicap tey jii que ñu def entreprise yi nga xam ne entreprise moderne lay nekk yi nga xam ne loolu bokk na ci samay projet ak di accompagner les personnes en situation de handicap ci que ça soit à l'entrepreneuriat et tout cela ñu ngi ci projet. bés bi nga xam ne ñu ngi ko jagleel nit yi nga xam ne ñooy dund ak laago Mader mi ñang di joxe bataaxal bile jublu ko ci président Macky Sall. message bi yaakaar naa son excellence laa koy jox dëgg. parce que soo xoolee ñi ngi wax ci problème des personnes en situation de handicap mais soo xoolee résumé nañu lépp ci loi d'orientation sociale dem ñi ngi lire communiqué bi di gis ñuy wax ci application rigoureuse mais on n'a pas besoin de cette application rigoureuse mais on a besoin de cette application totale de la loi loolu appel la bi nga xam moom la ñuy lancé parce que lépp lu ñuy joytul les personnes en situation de handicap soo jëlee ci 6 chapitres yu nekk ci loi d'orientation sociale que ça soit ci emploi insertion culture loisir sport lépp a ngi ci kon mën naa ne ñun defar nañu te benn bouquet ba nga xam ne mi ngi ci rek application boobu rek la ñuy soxla pour ñun. Mader bi ñang ak yeneen i ndaw yi nga xam ne dañuy dund ak laago ñoom tey jilee fexe nañu ba tàllaluñu seen loxo di yelwaan loolu tax na ba ñoom ñu ngi bëgg a wane yoon wiile yeneen nit yi nga xam ne ñu ngi dund ak laago nekk ci seeni biir ndax ñoom ñu gëm seeni bopp ak seeni mën-mën.
Mamadou Lamine Faty jaajëf ñu ngi leen ko doon juñi ci bopp xibaar yi dañuy dellu fi nga xam ne moo di diwaanu Tëngéej Rufisque fi nga xam ne fa la Pape Bouba Diop mi nga xam ne moo génn àdduna ci tugal tey jii ñu war ko indi ci réewum Sénégal jébbal ko boromam foofee sa Tëngéej doomi Tëngéej yëpp ñu ngi jekk nag ngir mën a delloo ko njukkal gu mujj ñu dem HLM foofee la ñuy fekk suñu ndaw la ñu toogal sa Tëngéej Babacar Seck moom it mu def ab xayma Babacar mën nañoo xam dëgg fan nga toll ak mbir yi tamit fan la nekk ci waa Tëngéej ngir ñu delloo njukkal gu mujj seen doom jooje. ñu ngi fii ci HLM Tëngéej ci terrain Ndefane terrain bi nga xam ni fii la Pape Bouba Diop defee ay jéegoom yu njëkk ci wàllu football fii nag ci Tëngéej rawatina ci HLM ñu ngi waajal bu baax li nga xam ni mooy ñëwuk néew Pape Bouba Diop ci terrain bi déjà sax ñu ngi defar benn monument boo xam ni certainement dañ koy jagleel kii di Pape Bouba Diop ci kër gi nag daanaka dëkkandoo yëpp ak ñu bëri ñu jógee fu bëri ci biir Tëngéej ñu ngi ñëw di wane seen solidarité ak famille ki nga xam ni mooy Pape Bouba Diop. fii ci HLM ba léegi ci terrain bi fii la ñu nar a delloo njukkal ki nga xam ni mooy Pape Bouba Diop ci diggu terrain bi def nañ fi benn tente bu rëy boo xam ni dina dalal gan yi nga xam ni suba incha allah bu ñu dëjël ki nga xam ni mooy Pape Bouba nar ko denc fii ci Segi Dangu njukkal yi fii leen koy amale fi nga xam ni moom mooy HLM mu nekk loo xam ni lu am solo la nekk aussi loo xam ni waa HLM dañ ko bëgg que Pape Bouba ñu koy njukkale fi nga xam ni foofu la dale baa ci wàllu football fii nag di fi am daanaka du kër ñoom Pape Bouba rek ci kër yi nekk ci HLM yëpp la foo dem da ngay sentir ne fii tiis moo fi am rawatina jigéen ñi nga xam ni ñu ngi muuru toog ci buntu kër yi di dalal ñi nga xam ni ñoo jógee fu nekk pour jaale ki nga xam ni mooy Pape Bouba Diop. Tëngéej daal mu ngi xaarandi néew Pape Bouba Diop ngir sagal ko ci terrain HLM bi nga xam ni fii la dooree football. Babacar Seck jaajëf kërug saabalkat yi xaatim ñoom ñëpp it xëy nañu delloo njukkal Pape Bouba Diop loolee fës na si li yenn kay yi xëy fësal tey ñu ànd seeg Baba Ndiaye. mbaa yéen a nga ca mbas meeg tolluwaayam ci Sénégal fa mu jëm soo amee ko du fa gaaw jóg loolee tax ba kilifa yi réew mi jóg taxaw temm ne loolee fa mu dakk laas ne Abdoulaye Diouf Sarr ñu dénk wàllu paj mi ci réew mi ni bu dee kuwul foo kott mooy tax bu mbas mi deltu ginnaaw ci Sénégal danañ ko sabaat ci réew mi te ñoom kilifa yi amul leen lu ciy xaar lépp luy matuwaay danañ ko jër ngir mbas meeg tolluwaay réew mi ci Sénégal ñu mën ko sowee ci ñaareelu vague contamination bu Covid-19 lii quotidien kilifa yi réew mi kay mesures yi danañ ko gën a tengal gën ko tangal mu gën a dëgër ndax ñaareelu vague contamination Covid-19 lañuy bañ ci Sénégal maanaam ci kaw gàttal li yëglekaay bi ne dañoo fas yéene delloo buum ca mbooy ga bu dee limum ñu corona ci réewum Sénégal ma ngay xëy du yokk yëglekaay bi ne couvre-feu yeeg dajaloo yeeg dankaloo yi nañ ko daal di tere ak takk masque par la force yi ci loolee nag la ñu jëm Le Quotidien ne bu dee limum ñu corona ci Sénégal ma ngay xëy du yokk kon pexe du am li war dëgg nag mooy samp mesures yu tar ngir mbas mi delluwaat ginnaaw bu baax ci Sénégal te bu boobaa nag lépp luy mesures yi nga xam ne jëloon nañ ko ci ndorteelu mbas mi danañ ko jëlaat ba noppi tegaat pression askanu Sénégal ngir ñu tënku ci digle yi bàyyi ci këru docteur yi les économies commissaires yi ak policiers yi ci réew mi yëpp ñaax nañ leen ngir ceytu gi gën a teng gën a tar ci dem beeg dikk bi ak bërëb yi nga xam ne mbooloo mu takku danañ fa tase yéeglekaay bi ne kilifay réew mi nag faseeruñ bàyyi lenn muy sedd duñu may lenn Covid-19 ci Sénégal ngir muy yaatoo ko lawali bankaasam Les Échos enquête Le Témoin Source ak La Tribune nenu Cheikh Modou Kara Mbacké nooree ni borom bax-baxa ginnaaw coowal CRA sécurité jël na lépp teg ko si suuf ba noppi taxaw ci kanam askanu Sénégal gépp di jéggalu ndaxte nee na li mu gis ci vidéo yi kon gàcce dëgg la ci amee ba tax mu ngi jéggalu ci kanam kilifa diine yi ak kilifay réew mi yëpp moom général Bamba ci enquête au quotidien ni luy yëngal réew ak luy taal réew doxu ci ba tax muy jébbalu ci kanam askanu Sénégal gépp La Tribune ne njiiti réew mi Macky Sall démb dalal na ay farandoom yi nga xam ne ñoo bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar te ca ndaje ba nag ka ca gën a ràññeeku di Idrissa Seck njiitu CS yëgle kaay groupe des médias bi ne élection locale yi nga xam ne ba léegi kenn xamul kan leen ko jàpp boo mayul nag danañ ko yóbbu ba atum 2022 te ci ndaje bi nga xam ne amal nañ ko ñoom coalition Benno Bokk Yaakaar waxtaane nañ fa audit fichier électoral bi ak processus électoral bi yëgle kaay bi ne ndajeg démb Macky Sall bi Moustapha Niasse Aminata Mbengue Ndiaye Omar Sarr ak Idi ñoom ñëpp ko fekkee las ne leaderu Benno Bokk Yaakaar yi kay démb tapis rouge lañu lalal njiitu parti réew mi Idrissa Seck njiitu CS yéeglekaay bi ne assemblée nationale démb xet gu neex gi nag foo taxaw muy jolli ndax jëwri gu ñu dégg wàllum jigéen ñi njaboot geeg tout temps kii Ndeye Saly Diop Dieng moo fa nekkoon moom ak député yu jigéen yi démb seen yëfi jigéen daal feeñ na fa yéeglekaay bi ne bu weesoo fleur yi yeeg cuuraay yi ay njàmbat yi tamit teg nañ ko ci kaw table moom Ndeye Saly Diop Dieng ginnaaw gi te ñoom député yu jigéen yi ci réew mi yëpp manko ne nag liggéey bu mucc ayib la def ci li ñu ko dénk ba tax ñu
ñu ne bise gi ñu koy nattal dañ koy yokk donte ñoom député yi bëgg nañu mu baral yéegoom ci lu jëm ci loi bi nga xam ne mooy criminaliser viol refus de paternité ñu daal ciy waxtaane ak lépp luy fitna te ñu koy teg jigéen yi ci réew mi mu jeex tàkk ci Sénégal laas ne sagara ngi xëy ci Dakar Plateau ci cité Cap-Verdien te coowal suuf moo ko nar a toj la turbine ne mbayub réewum Sénégal ci guddi gu bët setagul la nekk ndax opérateur privé yi jamono ji ñooy bëgg a Sonacos ak état bu Sénégal ba tax producteurs yi nag leen ñu bëgg mooy njëglu yaatu ngir ñu mën a jaay seenu gerte te nag loolee moo soob jafe-jafe gu rëy huiliers yi te ñàkkul njeexintal ci xëy mi ndax ñu bëri boo sàgganee danañu ñàkk seen liggéey l'observateur ne ambassadeur Afrique du Sud ci Sénégal dana ko fekk mu faatu ci këram ci Almadi ubbi nañ ci l'enquête ngir lépp mën a leer ñu xam dëgg nan la faatoo libération ne Assane Diouf ba tey ma ngi ci kaso bi te boobu mayul nag tribunal correctionnel lañu ko jëmee nañu ànd yu ñëpp dellu assemblée nationale ak L'As Quotidien yéglekaay bi nenu député Aïda Sow Diawara ak député Woré Sarr ñu doon jàppante kàddu yu ñagas yu ne jot nañ ko yëkkati ci assemblée nationale yéglekaay bi ne ñoom ñaar ñëpp nag ay nitu géejawaay lañu te ba coow li ne cour seen diggante Aïda Sow Diawara daawoo Woré Sarr ngir ñu gën ci biti maye ko fa ñoom ñaar mais da ngay seet loolu rek. jaajëfal ko Alaaji Baba Ndiaye jaajëfal mboolem équipe technique bi jàpp si xibaar yi ba mu yem jaajëfal rédaction bi si coordination bi si njiital Alaaji Malick Cissé jaajëfal leen mbokk yi si teewlu bi fii la njëkk tey bi la jotaay xibaar beneen jotaay 18h45 la doon man si jox dig daje 19h45 si kàllaamay nasaraan ngeen si ànd ak Ousmane Monique Sagna waaye si kanam tuuti dañ leen amal édition spéciale ànd ak yéen gunge Pape Bouba Diop ba ñu mën koo jébbal suñu borom niki ëllëg foofee sa Tëngéej ñu yéen ak jàmm